xam ne moom moo jot a am ni ki démb gis nañ fan yëpp muy def ay live ba ay kilifa jot ci wax di wax ne nañu ko jàppale bokk na ci Aïssatou Diop Fall démb wax na ci mais ci ngoon gi la mbir mi am ñu fekk ko këram daal di koy yóbbu de force mu di ay policiers yoo xam ne ñoom ñoo ko jël si yóbbu ko nag fi nga xam ne moom moo di ci ab psychiatre ci hôpital Fann ngir saytu yaramam ndax li ñi di wax dëgg la am de ndax avant loolu jot na ay plainte yoo xam ne injure publique moo tax ñu convoqué ko mais demul woon wuyu ji li nga xam ne moom moo di yooyu les convocations ñu jot également nekk li tax ñu yóbbu ko hôpital Fann pour xool ndax moom ànd na ak xelam ba noppi soog a poursuivre li nga xam ne moom moo di procédure judiciaire bi ngir mu mën a répondre ci convocation yooyu ndaxte am na fa ay plainte yoo xam ne déjà mi ngi koy xaar am nit. yaa Moussa dafa mel ni sa appel bi mujj nañ la dégg yaa doon woo autorité yi pour ñu jóg jéem ko jàppale xool ndax tout va bien. nañ ma bañ a dégg nañ ma bañ a déglu set kay moom di ngeen xëyaat ne waxoon naa ko fi. say wax baa du jàll muus la. waaye fi mu ne nii li ñuy ñaan bu lépp jàllee en tant que yëfi nit ak nit ci société bi la bokk dérapage yi graaw na waxoon naa ko fi soxla na ndimbal autorité yaa ngi ciy jëf jéego yàlla na sotteeg jàmm mu delluwaat ci askan wi parce que lii dafa rafetul quoi boo dégloo sortie yi Ahmed Saram dafay daw ku ne na nga jàpp ni xëy na boo fa nekkoon quoi du tax nag tam ñu war ko tamit xëy na nañ ko dimbali ndax moom la gën a soxla Ahmed loolu laa fi waxoon loolu laay réitéré waaw daal nu ñu mën a fexee daal suñu société bi maag ñeneen a ci yem nu góorgóorlu jéem a xool le meilleur kenn ku ne ci ñun ñu tabax société bi kenn matul yàlla rek a mat bu lépp jàllee nous restons des êtres humains mais am na ci yoo xam ne tamit maa tey la sa waay wax na ko est-ce que comprendre mais bu lépp jàllee il faut qu'il y ait autorité dans ce pays man mi toog fii bu ma jubadee nañ ma teg ci yoon bu ma defee lu dul yoon boo ma jegee waxoo ma ko bëggoo ma il y a trop de tàppale ak de naafeq Nabou Dash ndimbal la soxla nen ko taxaw dimbali ko ñu lijjanti après plainte yooyu noonu parce que moom it tamit bëri na ñi mu tooñ bëri na ñi mu sosal bëri na ñi mu waxal loo xam ne vidéo yi de wéy di continuer te seeni doom yi dañuy màgg wala génération yi ñëw te du baax bokk na ci ñooñu Sophie Gueye mi ko plainte ak ñeneen mais monsieur Sow société bi souvent genre cas yi day am ñu lay seetaan ba mu ëpp loxo ban taxawaay déjà waxuma état beeg ñeneen mais société bi ci boppam la ñu war a am ci yenn yi suñ ko gisee ci doomu aadama muy law surtout proche yeeg dëkkandoo yeeg am di jàmm yi waaw c'est tellement difficile quand on parle de proches de famille et tout ça il faut rappeler que la figure de la société sénégalaise a muté dafa soppeeku ba li ñuy xamoon ñi bi ñu nekkee xale ci en termes de relation nga am ko sax sañ-sañ ci sa dëkkandoo wala ci sa doomu dëkkandoo loolu existé tout. mais déjà ci famille par exemple ab monsieur Sow nga nekk sama frère. gis ma may jël sama téléphone chaque ngoon di wax ay nañ ma baal entre guillemets ay conneries ay bêtises. tous les soirs. c'est-à-dire yow nga nekk sama frère sax sama téléphone mënuñu ko récupérer wala conscientiser ma wala tëj samay compte je sais pas mais naka lañ mën a seetaanee loolu mu koy def d'une manière répétitive ba mu yegg si fii tey. waaw mais xam nga tamit koo xam ne boof dans ce contexte man dama ko rombaat parce que na ma Sénégal yi baal man je suis pas trop in ci bagage. moo tax man je parle pas de je parle de la société. voilà donc ak keneen ku mu mën a dal ëllëg. mais boo seetloo l'environnement da ngay gis nit ku tëju ci benn néeg di wax assumant toute sa liberté de parler li Moussa wax li ma ciy yokk du bëri mooy nañ dimbalante amaana xëy na dafa am lu nekk ci moom lu ñu xamul. ba dem nañ ci way fajkat yi xool luñ ci mën a dimbali ñu dimbalee ko mais dañ nekk ci dëkk boo xam ne on parle de liberté ah ak li ñuy wax boo amee am na yenn âge yoo xamante ni boo ko amee nag wax dëgg yàlla magum jëmm nga xam nga yow yaay xool na ngay doxalee ci àdduna par rapport ak sa diine par rapport ak lu bëri mooy li ma leen wax rek di profiter di nuyu suñu kilifa diine yëpp di leen jox seen cër ak seen wàccu mais doon na baax yaa Moussa kii Ahmed doon na baax lool ku nekk ci ñun nga xool ban rapport nga am ak diine bi parce que diine mooy ndey valeur yi waaw moo yor askan yor société moo yor lépp suñ sëriñ yu baax yi bàkk amul luy valeuru jàmbaar ci diine islam ak ci société yu nekkul ci ñoom ndax bu xewee parce que tous ces acteurs yi dont on parle bu màggat jotee mbaa gàmmu jot mbaa beneen cérémonie ñoom ñëpp
ña nga cay xuus fës ca nekk ca waaw ndax topp sëriñ yooyu topp diine islam ci njabootoo ci këru diine yooyu ndax ma nga yem ca événement ya wala ndax ma ngay yegg ca jéem a incarner valeurs yi kër yooyu yor parce que tamit boo nee mouridisme mais faw nga ne njàmbaar faw nga ne liggéey faw nga ne pas-pas faw nga ne dëddu àddina soo demee ci ñoom Baye Niass faw nga ne xam-xam faw nga am foo yegg foo demee këru diine boo dem rek am na valeur boo xam ne taalibe yëpp yi nga xam ne tey jii ñi ngi leen di gis sax ci télé yi maa ñii dañuy politique ñii dañuy nekk ci art bi bu ñu jéemoon assimiler tuuti ci kër yooyu la ñu am te bañ ko yemale rek ci événement bi ak esthétique bi est-ce que société bi du changer moi je pense que ni l'assimilation de la religion pose problème parce que les prétentions sont en très profonde contradiction aux actes qui sont posés par beaucoup d'acteurs da ngay gis barki sëriñ diw barki lii diw te li diw jàngal li yëpp doo ci jëfee lenn c'est ça un problème aussi société bi dañ feebar ci côté boobu comme li may wax rek le meilleur système éducatif c'est l'éducation religieuse ci religion bu mënti doon waaw boobu daal pour man moo gën te nañ ci tàggat suñu ndaw yi pour bu ñu bañ yu ni mel ku ci bañ sa doom bu jigéen daal mel ni Eva mii yar ko yarub diine ku ci bañ sa doom bu góor mel ni Ahmed mii yar ko yarub diine comme dëgg mooy mujj daal sama papa loolu la daa wax ma yaa Moussa nee na sama papa nee na dëgg lu mu sori comme mooy mujj nañ fa dem toog rek benn comme lu ñu wiiri jaari ndaar yi fa la ñuy mujj nañ dem toog fa rek. waaw mais diine mooy wiiri jaari ndaari dëgg la de. waaw nañ moytu léebu olof man wiiri naa ba jaari ndaari. billaay wal kitaab man ak waa Kajus yi ñu demoon côté Mbaar Ndiaye Mbaar Diop doon jàppale gars yi ñi doon toxal foofu di leen xeexal di dem benn dëkk ne noonu nañ wiiri oto bi teggi ñu wiiri jaari ndaari. bu ñu ñëwee foog ni dëkk bi ñu doon dem la. ñu ne ne dëkk bi lañ jëm ñu ne fii du dëkk boobu ñu ne fii ban dëkk la ñu ne ñu fii mooy wiiri jaari ndaari donc léebu olof nañ ciy bàyyi xel te ndaari ça existant ci guy gaag fi sëñ Touba daan toog yëpp billaay dëgg la ñun de wiiri nañ ba jaari ndaari moo tax li nga wax mooy dëgg comme que mooy mujj nañ fa dem toog xaar sama papa ba ko daa naa man doy dëgg metti na wax dëgg yàlla neexul boo koy wax sax yow mi koy wax da ngay sonn bu ñu la koy wax nga koy encaisser da ngay ñaq waaye nag comme mooy mujj nañ fa dem toog rek noppal suñ bopp donc